Assalamualaikum. Di leen nuyu di leen ziar gars yi te dañoo actualité géopolitique internationale gars yi ñoom diggante Mali ak Russie. Mali ak Russie dañoo signé beneen contrat pour tabax raffinerie or mu nekk contrat bu extraordinaire mu nekk contrat dina bokk ci contrat yi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest jamono ji nañ ko lire nañ ko lire ngeen mën a comprendre. Defoon naa ci vidéo décembre 2023 ma ne Mali ak Russie ñu ngi préparé nga dab maam accord dina bokk accord yi gën a rëy ci Afrique bu mu daj ci tabax raffinerie or gars yi nañ ko lire ngeen gars yi mën a comprendre. gars yi raffinerie or boo xamante ni Russie da koy jàppale ci tabax bi ak ci yenn expertise yi ñe dañoo lancé projet bi xamante ni conseil des ministres waxtaan nañ ko 28 mai dañuy valoriser localement richesse réew bi kenn dootul jël or di ko yóbbu Europe ñu ko togg foofu ci biir réew bi la ko gars yi di toggee mais gars yi xam nga raffinerie bi ñaata tonnes or lay produit par at 200 tonnes or 200 tonnes or le raffinerie bi di produire chaque année 200 tonnes or li nga xamante benn réew africain amu ko li nga xamante France daan tibb or du yóbbu moo taxoon France di nangoo bàyyi seeni soldats fee si Mali ñu muucu or bi war a xeextale du si mais fa lay daan nekk di muucu or bi di muucu seen pétrole di muucu seen ressources yi tey bu ñu xool déclassement réew yi dafa produire or si àdduna bi Chine 380 tonnes lay produire par année Russie 310 tonnes Australie 290 kon incha allah raffinerie bi su paree Mali mooy 4e réew bu dàq produit or si àdduna bi lii moo taxoon occidentaux di xatraayu lii moo taxoon occidentaux États-Unis di bëgg a seen bopp pour toog si Sahel bi lii kasel du dara lu lii ñu ne président boo amee fulla changer ay partenaires li nga bëgg di nga ko am 1960 ba léegi France téye ñu noot ñu am nañ pétrole am nañ gaz am nañ lépp mën nañu ko produire suñu biir réew mais dañu naan jël lépp en brut di ko yóbbu si territoire bi ñu koy transformé di ñu ko jaay gars yi déglu leen baax vidéo bi na ngeen aimé partagé pour que suñu autorités yi sénégalaises yi ñu bàyyi si xel il faut ñu am ay raffineries yu dëgër ket ci xamante ni Sénégal da si am lu bëri xam nga Mali ñaata la am 62% waxuma la 10% de 62% waxuma la 10% 62% lay am si bénéfice yi Mali dina produire 200 tonnes or par année gars yi est-ce que xam ngeen benn tonne or d'après li ma jot a gëstu benn tonne or ñaar lay jar 39 milliards de francs CFA benn tonne or 39 milliards de francs CFA benn tonne or léegi Mali tey bu ñëwee produire at bi 200 tonnes or dafay nekk ñaata 7800 milliards si or dong 7800 milliards si benn at si or dong 7800 milliards si benn at dong or kase léegi comme si 7800 milliards Mali am na fa 62% kon Mali li mu am bu gën a bëri Mali dina fa am lu ëpp 4500 milliards si at bi si or bi léegi yeneen 2000 et quelques milliards yi boobu Russie moo ko jël mais li ëpp si production bi Mali moo koy am waaw gars yi ngeen yaakaar nii non saa yi suñu njiit yi baaxuñ ñu ñàkk diriger jamono maam ba léegi non billaay wallaay bu Afrique tardé rek yenn politiciens ñooñu tardé billaay wallaay Afrique bu tardé yenn politiciens doog ñooñu tardé mais gars est-ce que nañ comprendre est-ce que gars yi ñu ciy bàyyi xel quoi est-ce que gars yi ñuy comprendre lu may wax nii 200 tonnes or lay produit par année 200 tonnes or chaque at bu gars yi nañ ko lire pour gars yi mën a comprendre ñu ne mercredi conseil des ministres bi dañoo échange jamono ji waxtaanee pour projet pour maanaam état du Mali day participer pour que ñu tabax raffinerie or li ëpp si financement yi état Mali moo ko def kon li ëpp si bénéfice yi état Mali moo koy am loolu pour 62% li si gën a ndaw Russie moo ko jël Russie ñëwul imposer Malien dara Russie daa ñëw ndaxanteeg ñoom waxtaan si njëkk ak teranga Mali woo leen bu doon France fii la leen di la imposer ay 10% 2% 5% affaire yu ñàkk fayda yooyu looloo tax ñu tardé mais bii Mali dafa ñëw imposer poids am imposer Russie nekk par force laa bëgg Russie nekk du ma la jaay doole wa d'accord des fois nit ki soo bëggee am dara da ngay naxante ak ñoom soo bañee africain daaxal comme ni ñu daaxee France da ngay ñëw naxante ak africain ba nga maanaam yow doo ñëw di leen jaay doole mais da ngay naxante ak ñoom si calme ba nga am li nga bëgg Russie daa ñëw naxante ba am ay tuuti Mali am 62%. maintenant usine bi am na capacité tey jamono ji traité 200 tonnes or par année ak partenaire société russe bu ñu wooyee Yadran
état Mali dafay téye 62% capital bi te mooy garantir sax jamono ji décision yi tey bépp ndogal bi am Mali mooy jël ndogal mooy wax kaay mbir yi nii ak nii mooy am lii ak nii mooy am te bu waxee Russie du wax kon li ëpp si bénéfice bi moom moo koy gérer comme instant nii Mali mooy 3e producteur or Afrique ak projet bi dina nekk 4e réew bi daax produit or sa àdduna bi waa France day gën a xatraayu États-Unis occidentaux di gën a xatraayu di gën a mer seen xol di dagg maintenant gars yi nañ ko lii ñu gars yi mën a comprendre xam nga 2023 gouvernement Mali dañoo xoolaat seen code minier renégocier contrat yi ba yokk affaire ba 30% mais instant yii nii mbirum or bi 62% yëpp Mali moo koy gérer billaay gis na tant que ñu ngi am ay njiit ñu am fit ay njiit yu bari nekk ay complexé ay njiit dëgër këcc Afrique par force laa wax dafay développé xanaa ñun suñu bopp ñu bañ a développé mais par force xaalis bu ñu soxla dañu am xaalis par force xanaa suñu bopp ñu bañ a développé mais xaalis bu ñu am mën na ci defar lu bëri mu ñëwaat encore benn tonne or defar lu mu gëstu 39 milliards la maintenant boo jëlee benn tonne fois 200 mu nekk 7800 milliards kon Mali dafay am ñaata 4800 milliards par at Mali loolu lay gérer yeneen 2000 milliards yi Russie moo ko moom waaye léegi lan moo gën a nekk lii source de motivation pour africain mën na yow xam ne carrément am nañ lépp luy ressources naturelles yu baax am nañ ko lépp am nañ ko mais njiit ju bon rek jël suñu or di ko yóbbu France di ko dénkaane foofu France di gérer suñu or di gérer suñu lépp développé njiit ju bon complexé ragal waxtaane contrat ragal renégocier contrat mais lii tey c'est la première fois en Afrique li musul am Afrique c'est la première fois te bu doon France day jëm a imposer naan non 90% la yow 10% ngeen man maa am 90% yow 10% ngeen ndax France joxuñu cër mais au moins comme Russie la daf ñu respecté jox ñu cër wax ñu carrément ñu lii ak lii lañ bëgg xam nga ñu appliqué loolu kon gars yi instant yi jamono ji révolution baa ngi soo tàmbali nag révolution africaine baa ngi soo ko tàmbali te suñu autorité sénégalaise dañ ci war a jël exemple suñu autorité sénégalaise dañ ci war a jël exemple te bàyyi maslaa bi réew du maslaa moo ko doxal maslaa non diplomatie kenn du ko maslaa diplomatie bul xool ay du ma def lu metti kii non da ngay imposer sa respect nga imposer ba am li nga bëgg parce que dama ne ay wàllum ressource naturelle kenn du ko naxante yaa ko moom wàllum ressource naturelle kenn du ko naxante gars yi parce que tey réew yi ko imposer yëpp dañoo am lu ñu bëgg yaa ko li nga moom kenn du ko négocier yaa ko moom sa alal la kenn du ko négocier réew yi négocier yëpp dañoo waaye de réew yëpp dañoo taxaw imposer par force li laa bëgg lii nga def wala nga génn sama territoire man loolu laa gëm bëgg naa fa su ma koy def Mali mu ngi koy def Niger même Ouganda ñu koy def Ouganda Éthiopie ñu ngi imposer ñoom seen propre code minier imposer ñoom carrément lu ñu bëgg boo ko mënul def la ñuy dégager nga génn si biti lii dinaa si ñëwaat incha allah bu affaire di avancé danaa si gën a ñëw pour autorité bàyyi si xel bu baax xam ni carrément que lii tey Sénégal suñu or bi rek mën na changer lu bëri ngeen wax si xalaat si commentaire yi fii jaajëf